221, une autre vision de la télé. salaamaaleykum mbokku internetu Actu 221 ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant ba ku ci nekk fi ñuy seetaane voilà on est venu ak seen émission avis citoyen muy émission boo xam ne dañ leen ko fas yéene jagleel une fois ci semaine bi mooy dañuy fas yéene ñëw ci benn bërëb fépp foo xam ne sénégalais mi ngi fay yeewoo ñu ñëw waxtaanee lépp li nga xam ne mooy actualité lépp li nga xam ne ñooñu ñi fa dëkk ñi ngi jànkonteeg bu fekkee ne ñi ngi jànkonteeg ay problème ñu waxtaan si comme ni ma ko waxee waxtaan ci actualité waxtaan ci lépp loo xam ne képp kuy sénégalais rek namm nga wax sa xalaat am nga sa xalaat boo mën a joxe ngir luy jëmale kanam ci suñu réew bi léegi nag tey jii dañoo ñëw fii ci Géejawaay voilà su ma nee Géejawaay ñi ngi fii près de Amokat nekk ci wetu marché Mame Diarra ñu ñëw fekk fi ay grand yu am mbaax sax ba bëgg a dee ñëw dalal ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci ay thème suñu premier thème bi mooy li nga xam ne fan yi yëpp ñu ngi koy gis mooy hausse des prix dëkk bi metti na dund bi xaw na jafe du ma ne sax xaw na jafe na bu baax a baax ndaxte bu diwlin doon jar 8000 7000 léegi ñu ngi dem ba ci ay 10 000 potu thon bi nga xam ne sax ñun ñëpp moom dañ ko bëgg di ko ndékkee di ko njogonikoo 500 la doon jar léegi mi ngi dem ba 1000 francs kon ñu xam ne dund gi métti na suñu jugee si loolu ñu fas yéene waxtaanee lii di insécurité bi nga xam ne tamit mi ngi lëmbee dëkk bi bu ñu déggul ne faat nañ diw ñu ngi dégg ne agressé nañ nit jëlal nañ ko ay bagaasam muy affaire yoo xam ne ñaaw na te ñu ngi koy gis ci Sénégal bu ñu jugee si loolu bien évidemment les élections législatives ñi ngi ça se prépare loolu tamit foog ñu waxtaan si ndaxte suñu politiciens yi foog naa ne ñi nga xam ne ñooy suñuy citoyens am na yenn yoo xam ne mën nañ leen ko jagleel ndaxte temps yi kàddu yu ñaaw na torop léegi tout de suite on va entamer notre émission sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Diop Mamadou Lamine. Mamadou merci ci dalal bi ngeen ñu dalal. merci à toi aussi. voilà Mamadou comme ni ma ko waxee ci sama introduction rek yow habitant wu Géejawaay nga. fii nga juddoo yaraw fi màggee fi am fi say projet et tout. voilà ñi ngi gis ne fan yi Sénégal métti na métit boo xam ne lekk bi jafe na. ceeb yokku na diwlin yokku na comme ni ma ko waxee sànq thon bi nga xam ne moo gënoon a yomb au Sénégal et dañ ko doon sax yóbbu di ko yóbbu yeneen dëkk yi pour lekk pour jënd ko léegi thon boobu dem na ba 1000 francs ci lu doon jar 500 donc ñu bëggoon xam seen xalaat ci cherté dund bi li ñuy dund fu mu toll nii ñun fu ñu jëm fii ak si kanam quoi lan moo si seen xalaat. question bu ma neex nga ma laaj nag parce que enfin penché wu nañ ci depuis 2009 di si liggéey. mais ñi bëgg Sénégal jëm kanam patriotes yi dañuy saaga chaque jour devise nationale bi on nous a toujours parlé d'un peuple d'un but et d'une foi te dañuy nekk chaque fois ci diversion bi moo waral lépp mais solution mën na am man solution laa gëm daal man je suis nationaliste opposant la nationaliste la mais damay bëgg tout le temps di contribuer ci développement wu sama nation parce que l'intérêt de la nation sénégalaise loolu moo ma ñor le bien-être des citoyens entre autres ñu duggaat léegi bañ a génn thème bi daal waaw mais dafa am pour état boo gis dafa war a instaurer une politique de développement pour pouvoir subvenir aux besoins de la population sénégalaise ou universelle entre autres waaw dama lay jox benn cas bu ndaw da ngay cas bu ndaw par exemple ñun dañuy def visite fu nekk. da ngeen di def visite fu nekk. waaw tànk soog na nag ba dugg foo xamante ne benn chambre 3 par exemple à Rebeuss 100 mètres. Il y avait 387 détenus. est-ce que yaa ngi dégg bu baax la mën naa boobu dañuy bind. si lan moo mën a suqali koom-koomu réew mi. entre autres bi ñuy demee ba constaté 387 détenus ci benn chambre bu ndaw da ngay jooy mais ñooñu ñëpp ñu waroon leen mënal dimbali réinsérer leen ci population bi ñu def benn politique de réinsertion pour ñu mën a au moins dañu bowaat seen dignité par rapport ak lan
li ñu doon bind matul woon mais après si la ñuy gis le camp blé camp maïs camp bétail camp volaille mais loolu boo ko déggee mooy avec 100 millions mën nga bay 100 hectares hectare bu ne nga def si 1 million donc camp blé bu amee mais du ñu jooy suñu boulanger yi dootuñu jooy te dara. effectivement parce que li ñuy wax sax dañuy naan guerre Ukraine bi moo gën a tax fi mu toll nii ñun ñu am problème aliment yu bëri yoo xam ne dugg fi te pourtant ñun mën nañ bayal suñu bopp. bul tooñ diwlin bi Ukraine bul tooñ soxna si bul tooñ. waaye loolu la ñu wax xamul tax loolu c'est Sino Or mi ngi tëj chaque jour ñu wan la diwlin bu bees si télé bi yéen vous êtes des personnes du média yéen a gis yéen a assuré pub yi daal. chaque jour nga gis sa tamaate di nëpp fële Podor ñu andil la beneen tamaate boo xam ne dañ ko importé mais nous sommes dans quel monde loolu laa la bëgg xamal moo tax ma dellu si waat si agriculture bi autosuffisance alimentaire nga am monopole sous-régional c'est-à-dire soo jëlee 100 personnes jox leen 100 hectares dinañ la bayal mboq kii bayal la gerte ñu toftal si industrie agroalimentaire boo xamante ne doo jëgaaniwaat dara boo amee tabaski baa ngi ñëw ñu naan la xar yay manqué camp bétail boobu dala doon suffire te qualité bi mi ngi passé nii récemment ñu ngi naan ginaar amul camp volaille da la ko doon defaral da la doon servir daal mais ban taxawaay la ñu taxaw pour bëgg a développer ñun suñu réew moo tax des fois dama naan les sénégalais sont complices du système su ma koy wax sama benn frère dafa ma naan yaa ngi saaga de sénégalais yi ma ne ko non non du tout waaye benn jour dañuy waxtaan ba mu rejoindre waat ma loolu xam lu ma la si loolu noonu entre autres xam lu ma la wax nii ma ne ko on est sur la même longueur d'onde entre autres noonu la demee dund bi dina cher parce que boo defarul dara lépp da nga koy jëndi dafay cher sincèrement Sénégal on a tout suñu potentialité am nga naaj nii am nga ngelaw am nga suuf am nga ndox courant sax waratoo ko fay ñu ngi nii photovoltaïque panneaux solaires yi da ngay am courant à gogo en abondance su guddee ngelaw li am si géej gi fii si ginnaaw da ngay am éolienne kon fii waratuñu sax jënd ay courant est-ce que yaa ngi gis bu baax quand tu vas dans les zones rurales de la Chine entre autres da ngay gis comme fosse perdue yi am fosse yi moom la ñuy defee conducteur d'énergie est-ce que yaa ngi gis bu baax ñi ngi koy def léegi si àll bi sax ak ndeefu nag yi yoonu puubu nag yi daal noonu laa la ko mën a waxee ñu ngi koy def mais loolu dañ ko war a élargir parce que dañu war a wàññi coût de vie bi ñu wanaat ñu leneen parce que dara doyul boo waree fay école fay cantine scolaire fay bus scolaire fay mensualité manuel ñëwagul lan ngay dese est-ce que di nga fay courant ak ndox xéewal gi ñëwagul nag tamit benn instant yi dañu seetaan daal en quelque sorte dañu bàyyi ak suñu soor daal man li laa si mën a wax daal ñu jox sëñ bi waaw c'est Boniface Boniface waaw Boniface Diallo waaw bon saa waay li mu expliqué lu am solo la parce que maanaam ñun daal Afrique en général ñoo liggéeyul Afrique en général joobuñu surtout Sénégal joobuñu parce que ñun lii chaque jour dañ ciy détaillé lii suñu sujet la yii dañ ci par exemple ñun tooguñu ci ay place pour détailler ay affaire yu ñàkk fayda quoi chaque jour luy développer le Sénégal la ñuy wax chaque jour luy développer le Sénégal loolu rek moo ñu tax a jóg bon boo seetee ci li mu wax ci wàllum autosuffisance alimentaire bi war nañ ko mën a am barki démb am na benn autorité bu ko tudd avec 80 000 hectares boo ko béyee mboq Sénégal dootul jéggaane ji mboq mais c'est général lépp la kaju bi à Ziguinchor kaju bi Sénégal en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara en 10 ans réussir na béy kaju 60 000 hectares 60 000 hectares la réussir béy en 10 ans pour développer le Côte d'Ivoire mais ñun suñu gars yi lan la ñu liggéey Sénégal qu'est-ce qu'ils ont fait lii ñun ñoo ko teg suñu bopp ñun ñoo ko teg suñu bopp milliardaire boo jël pour mu au lieu nga yóbbu leen ci tool yi ak ci élevage bi mais chaque jour dañuy préférer tabax seeni étage toog à Dakar dara du dox li ñu dal nii day métti comprendre nga vie baa ngi yokk comme ni nga ko waxee lépp a ngi yokk tout lépp a ngi yokk waxuma la aliment affaire u nit mais ñun élevage bi nous sommes fatigués waaw mais loolu tamit Boniface est-ce que yéen ñi nga xam ne par exemple yor ngeen ni seeni projet comprendre nga est-ce que yéen a ngi dem di solliciter ñi nekk ci nguur gi pour ñu jàppale leen ci côté boobu. mais mami on est au Sénégal ñun ñi kenn duñu financer nous là duñu financer projet de ndax bokkuñu ci biir fii Sénégal boo bokkul ci biir kër gi kenn du la financer il faut que ça soit clair quoi ñu wax muy leer quoi boo bokkul ci biir kër gi boo bokkul ci ñoom duñu la financer
mais ñun idée de développement yi ñu yor comme par exemple man dama dugg fu nekk Sénégal amul région bu ma duggul Sénégal amul comme tey oligarques yi ñuy wax en Russie par exemple pourquoi pas chaque jour boo jëlee benn milliardaire comme ñu ne milliardaire diw ñu ne yow yaa des affaire mboq bi jox la hectares yi 80 000 hectares ce n'est rien Sénégal mais nga béy ko embauché ay jeunes yu bari dootuñu jógee àll bi di ñëw Dakar mais boo demee ci région yi au Sénégal da ngay jommi ah góor yàlla yëpp ñu ngi Dakar région yi boo demee ay jigéen donc nga fay fekk boo demee Kolda Tamba Ziguinchor foo mënti dem ah góor yàlla yëpp ñu ngi Dakar parce que amuñu luñ dundee foofu moo lay wan on travaille pas. te mel ni te ñoom suñu ñëwee Dakar dañuy yaakaar ne Dakar ça va quoi c'est pour ça que ñuy jógee dëkk ba ñëw Dakar te Dakar a gën a métti. moo gën a métti lan lañ fiy fekk sécurité lañ fiy fekk 60 000 francs par weer loolu lañ fiy fekk wala raxas oto loolu lañ fiy fekk. te fi ñu jógee mënoon nañ leen téye foofu liggéey lu mel ni kaju bi maa lay expliquer ci kaju bi en Côte d'Ivoire Guinée-Bissau moo doon premier producteur mondial ci kaju Alassane Ouattara da koo dominer en quelques années en 10 ans léegi Côte d'Ivoire mooy premier producteur bi. derkase du dañ ñun jamono avant mam ba léegi ñu ngi ñuy sonal ak gerte lan la ñu andil rien du tout derkase boo xasee ba planté ko boo sefoon tey benn 60 000 hectares nga xas koo planté en 3 ans day commencé génne ay fruits am. oui je me suis posé la question bi ma nekkee Ziguinchor parce que dama doon gis ay 200 camions di garé ma ñëw ci Indiens yi jënd affaire yi. parce que c'est des Indiens qui voilà Indiens yi ñoo koy jënd Indiens yi ñooy jënd derkase bi dañuy waxante dëgg à Ziguinchor. mais bi ma gisee ay 200 camions di garé pour uniquement derkase je me suis posé la question quoi mais ne ñii derkase bi lan lañ koy doyee xanaa doyewu ñu ko lekk donc ma ñëw ci Indiens yi laaj leen si lañ ma expliqué ne derkase bi dañ koy defaree kiiw nucléaire en même temps liquide frein avion moom lañ koy defaree liquide frein avion kiiw derkase boobu doomu ndaamaraas bi moom lañ koy defaree xam kooku ba àdduna di tukki dañ koy soxla ba àdduna di tukki tant que ñu ngi defar avion si kaw suuf dañ koy soxla. ñun suñu réew est-ce que ñun am nañ xam-xam boobu est-ce que xamoon nañ ne loolu mënoon nañ ko exploiter. pour non Sénégal lekk rek lañ ko jàppee Sénégal derkase pour lekk lañ ko jàppee. te yow loo xam da nga koy soxla ba àdduna di tukki lu ñuy defaree liquide frein avion. dëgg la ah ba àdduna di tukki tant que ñu ngi defar avion dañ koy soxla ah. donc ñun ñoo liggéeyul quoi. loolu buñ si jógoon àll bi diggante boo demee tey de Kaffrine à Tamba. nga ñëw Tamba de Tamba à Mandadouane ba nga jël benn yoon bi continuer Gounass benn mi nga jël Vélingara nga jël diggante Vélingara Dabo Mampati Kolda jusqu'à Sédhiou Ziguinchor à Oussouye mais àll bu naat boo xam kenn mënu la ko wax ay Côte d'Ivoire yi gënuñ ñoo naat àll da ngay gis àll yoo xam ne yow da ngay yaakaar ne ci film rek la am quoi doo ko yaakaar ne am na Sénégal mooy secteur bi ma lay wax nii quoi ñun nag la plupart génnuñu au nord fii moo tax xamuñu lu xew la plupart gars yi demuñ si àll bi fii la ñu yem quoi même suñu politiciens yi takk rajo bi di wax ñoom ñëpp fii la ñu yem Dakar la ñu yem xamuñu lu xew ci àll bi comprendre nga boo gisee nga yor 100 francs dem ci àll bi nga bëgg a jënd lekk doo am loo lekk lan moo ko andi bisi crème mënoo ko am si àll bi bisi crème boo yoree sa xaalis dégg génn ci àll bi da ngay jooy bisi crème boo passé Koungheul nga dugg ci àll bi dootoo am loo coob nga yor sa xaalis bëgg a restaurant boo jëndee wala lenn loo jënd parce que ñëpp daw nañ ñëpp quelques jak booy ñoo fay nekk jël Jakarta def ko métier comme li am léegi ñu ngi leen permettre sax ñu dugg Dakar di dawal comprendre nga parce que économie moo amul ci àll bi économie bi jam ñaajo la yem ñun dañu xam àll bi quoi fu ne dem nañ fa Wuro Sogi Matam Kédougou fu ne dugg nañ fa Sénégal moo tax lépp la ñu xam dañuy xam quoi parce que duñu ay ngaa ko quoi certes que armée moo ñu yóbbu si kii yooyu mais heure bu ñu demee dañu doon jàng li xew ci dëkk bi lan mooy point fort yi ak lan mooy point faible yi comprendre nga point fort Sénégal nag béy la war a doon te gars yi jubluwuñu si point fort Sénégal béy la war a doon te gars yi jubluwuñu si am na benn exemple bu ma lay jox benn kaawmaan xam nga ndeysaan ñoom yàlla da leen may dañoo am inspiration dafa jógee kaaw ñëw Kédougou ñu jox ko ay hectares kaani lay béy kaani bi du ko jëlee foofu de xam nga Kédougou frontière la moom du paas di dem di jaay saako yi Maliens yeeg Guinéens ñoo ñëw jënd lépp sur place. effectivement dëgg la. mais nous on travaille pas quoi. on le voit très souvent on le voit très souvent dañuy gis ne dafay am ñuy jóge ci sous région bi li nga xam ne kaani bi rek. kaani bu sew bi ñu bay fi ñu jënd ko. yóbbu ko. au Mali dem jaayi ko wala en Guinée ci frontière bi foofu Kédougou. vraiment ñu ngi jublu tamit ci tabaski bi. autosuffisance alimentaire bi autosuffisance de mouton bi foog ñu wax ko. day métti ah day métti parce que un mois avant la tabaski gisagoo xar ci dëkk bi gisoo bâche. te lu bëri yoon xar yi xam nga ci Mali la doon jóge. Mali la doon jóge frontière bi ak Mali ak embargo boo xam ne kenn xamul embargo lan la c'est du n'importe quoi. espérons que ça va prendre fin. xëy na le 3 mu jeex incha allah ñu passe micro bi Cheikh Sidat.
dëgg la jërëjëf merci beaucoup yaay booy waaw Sénégal moom dafa métti quoi dafa métti trop sax Sénégal dëkk bu métti la parce que ñi la war a déglu duñ la déglu te ñun ñii moom mënuñu wax rek lañ mën dénoncer rek lañ mën a bu dul dénonciation mënuñu leneen ndax autorités yi ñoom la yàlla def ñoom ñoo am habilité pour def yenn affaires yi mais man damay am chaque jour damay mer quoi bu may wax sama dëkk mer bu amul fer laay ressentir bu may gis Sénégal ni muy demee ak ni muy doxee ak li ñuy yàlla may yëpp yow yaa ngi 750 kilomètres de côte ci géej gi yaa ngi naaj yow presque yow 12 mois yi presque 9 mois yëpp da koy naaj daanaka yow tey yàlla war na la ay buntu quoi seulement que suñu punkal yi si kaw ñoo am benn problème rek ñoom ay slogan la ñuy wax xam nga divertir population bi te Sénégal yaakaar naa nit ñi yeew nañu léegi buñu demee ba ñu suñu président ñu gis ko mu dem ba dëkk jàmbur xam nga di wax ay waxu blé man loolu dama ciy rus quoi sérieusement parler bu ma déggee nit ñi naan nii non man dama rus si loolu. di plaindre ci loo xam ne ay blé maïs engrais. doy na loolu pour man c'est élémentaire mënoo jël suñu avion ñu jox la suñu kérosène jox la suñu xaalis nga dem voyage des kilomètres des centaines de kilomètres dem ba Russie amoo looy wax Poutine lu ay blé maïs engrais non. waaye yow tamit blé maïs engrais boobu nag. mais loolu moom lañ soxla. waaw mais loolu noonu yow loolu da nga ko mën defar sa dëkk. te mën nga ko defar mën nga ko def yow Russie day neige yow dèjà yow temps bi nga am ak climat bi nga am Russie amu ko. yow Russie boo xoolee dëkk bi day neige yow da ngay naaj am nga ay jeunes am nga ay terre am nga lu ne mais pourquoi pas ñu jël suñu doomu dëkk yi investir xale yi liggéey ñàkk si dëkk bi de tool yi fii boo duggee Sénégal li fi am si suuf bari na bari goo xamante ne liñ fi mën a liggéey bari na trop ñun waru ñàkk dara ñun yàlla leen rek la ñu deseel yaay booy yàlla leen rek la ñu deseel des hommes dignes des patriotes ñun loolu rek la ñu yàlla deseel ay kilifa yoo xamante ne bëgg nañ seen réew bëgg nañ liggéey seen réew rek moom la ñu yàlla deseel mais yàlla deseel duñu dara ñun bu ñuy ñaan yàlla sax dañ ko yab bu ñuy ñaan yàlla ñun Sénégal dañ ko yab ndax ñun yàlla may nañu lépp luy développer lu war a développer dëkk on a tout mais séeraay bi boo gisee ni muy seere Sénégal da ngay gis lu daan jël 250 ñu yokkaat ci 250 man yokk boobu moom a jaaxal quoi man dama daan dégg ay yokk ay ñaar dërëm ay dërëm yooyu garaawul mais Sénégal da ngay gis luy jël 250 ñu tegaat ci yeneen 200. dëgg la xam nga. dafa métti quoi. métti na métti na trop. mais métti na trop métti na dundu gi ni mu yokkee métti na trop ko te comme ni ma ko waxee woon ci bi ñuy door ñi fi toog ñëpp ay père de famille lañ waaw ku ci yeewul xam naa ne balaa ngay génn war ngaa wàcc dépense ci sa kër yow nga xam ne tamit ne bu fekkee ne ceeb ni mu doon jar cher na diwlin ni mu doon jar cher na kon tamit foog nga ne dépense bi dafay yokku te dëkk bi demeewut noonu vite fait avant ñuy jàll ci suñu beneen thème bi dañuy passe micro bi suñu gan gi door a egsi. bon li ñuy wax ci réew mu metti mi maanaam si dund bi maanaam fi mu yegg instant yi dafa jéggi dayoo boo xoolee lépp a yokku donc moo waral loolu conséquences yooyu nag mooy waral insécurité di am si dëkk. parce que nit bu sonnee rek dina ko waral tey muy def loo xam ni mbëbët bi bugg ko. effectivement dinañ ci ñëw après. parce que bokk na ci suñuy thème. mais dund gi gis nga ñu ngi nii di jub ci période tabaski bi. d'accord dund gi moom li ko gën a waral mooy li sama camarade bi léegi wax. Sidaat maanaam c'est un peu décevant ku mel ni suñu président dem ba fële Ukraine di fa réclamer ay blé te bu ñu xoolee ñun Sénégal lépp am na fi soo duggee y a des hectares. yoo xam ne ñu ngi si àll bi yoo xam ni war nañ ko mën a bay ba duñu soxlaal nit dara mais pourquoi pas loolu noonu investissement boobu noonu ñun mënuñu si jóg te ñu xam ni lépp a ngi fi man je pense que ni loolu dafa am lu si louche quoi parce que mënuñu am ay hectares ndox nekk fii maanaam lépp nekk fi jeunes yi nekk fi bañ na ko ba jeunes yi sax ñooy génnee gënu réew mi ñooy génn di dem si yeneen dëkk di fa liggéey parce que fii amuñu luñ fi liggéey te loolu rek maanaam gisuma lan moo ko ëpp njëriñ si réew. waaw loolu moom la amoon lu ma ci wax quoi di leen xamal ni maanaam tabaski ren bi moom nañ si bàyyi xel bu baax xam ni narul yomb ndax lépp yokku na en plus Mali aussi je pense que ni neen du ñu di xar donc
waaw population bi moom dinañ sonn moom wax dëgg neex yàlla ñu ngi si lancer un appel autorités yi nga xam ni ak xam nga njiitu réew mi ñu xool yan moyens la ñuy def ba ñu war see mën a tabaski ak xel mu daal waaw loolu laa moom. macha allah comme ni mu ko doon waxee gis ngeen ne fu dund gu yokku dépense cher lekk jafe c'est normal que après ñu mën a wax ne insécurité dina am parce que ki nga xam ne la mu doon jox waa këram saa bu xëyee amatu ko xëy na bu ko ngoram mayut dana dem defi loo xam ne dina doy waar ci moom moo tax fu dund méttee rek c'est normal qu'on parle d'insécurité ñu gis ne nag ñun tamit loolu bëri na ci suñu dëkk bi temps yi boo génnee sa kër soo dugg ñibbi si waatee tu dis alhamdulilah bu amul fenn ndaxte yow ci yoon ba lu nekk mën na la see dal te budul rek agression yi ñuy wax xëy nañ xëy rek gis ay nit yoo xam ne sànq ñu ngi ko doon xaw a relater ay disparition ñu jékki-jékki nit xëy na gisatuñ ko gis ay mbokkam gisatuñ ko recherche bi kenn xamatul fu mu toll maanaam daal insécurité bi nga xam ne tamit am na ci suñu Sénégal bi foog naa ne ci lu ñu war a wax la ma leen di laaj yéen lu ngeen xalaat ci loolu. waaw lii moom tamit thème la bu sensible boo xam ne li ma lay wax rek man tout le temps dama lay wax ne solution mën na am man solution laa gëm ndax yàlla daf ñu may xel pour ñuy mën a résoudre yenn équation yi daal mais parlant de tamit tout à l'heure si charte du vie bi coup bi dinaa la si dab tuuti il faut que spéculation bi cesse il faut que état bi dimbali gars yi si contrôle économique yi daan am di traverser boutique yi di jàll tout le temps xam nga lu ma la wax nii suñu réservistes yi ak suñu militaires yi nekk si camp yi te demuñu fenn ñooñu état bi mën na leen réquisitionner tamit ñu def liggéey boobu kooku ba léegi rek xam nga volonté citoyenne lay taxawee mais entre autres su dellu ci waat si sécurité insécurité bi fi am d'abord dama koy mettitlu waaye billahi wallahi tallahi barki Cheikh Ibrahima Fall man Baye Fall laa du ma fen ma main sur le Coran 24 heures ñu résoudre suñu équation boobu 24 heures dinañ résoudre équation boobu jëlal note bu baax de lu ma la wax rek. léegi yow wax ñu nan lañ ko war a résoudre nag. 2009 laay delluwaat dañu bindoon. au moment boobu bi président de la République faloo il avait besoin d'une agence nationale de sécurisation territoriale. loolu la waxoon les techniciens de la sécurité ñoom la ko diisoon moom si boppam fekk na ñun bind nañ ci de depuis 2009 boobu Macky Sall ñëwagul woon daal mais entre autres insécurité dafa mës a am ici au Sénégal parce que dama la koy wax. te pour yow balaa ñuy egsi si foofu yow pour yow lan mooy indi insécurité bi ba pare. xam nga lu andi li nga xam ne mooy vraie cause bi nga xam ne agression bëri na rey bi surtout bëri na xam nga bu njëkk ba sax dañ doon agressé rek yem si nangu say bagage mais léegi dañ lay faat. non xam nga lan moo tax. dañ ñu rax on nous a envahi dafa am ay situation yu woo xamante ne dañ ko daan gis dans les pays étrangers. mooy comme yan. du ma tooñ dëkk. mais dafa déedéet mais non maanaam dafa am situation yoo xamante ne ay amputé ay baaraam ay rey ay nit en guise de sacrifice mais loolu dañ daan wax si dëkku ñeneen ñi la rek. waaw est-ce que yaa ngi dégg bu baax lu ma la ñun fii la ñu juddoo fi la ñu yaroo xamuñu ko woon daal entre autres mais yow boo ubbee sa dëkk amatoo contrôle si sa frontière ku mu neex dugg ku mu neex génn mais saa waay insécurité lay taxaw dañuy wàllu ji ko ma wax la benn fee yàgg na mat na moins de 5 ans de cela unité 5 waa ji mi ngi dajji magasin bi si suuf paa bi mi ngi ko tiim si balcon bi mais une balle dans la tête la ko dóor tel kan moo ko dóor balle bi un ancien rebelle libérien xam nga fu ñu ko jàppee si benn mof de la place rek du ma tudd beneen tour tamit aussi quoi fa lañ ko jàppee daal mais ñaata étrangers ñoo fiy dox si biir réew mi ñoo xamante ne ils sont recherchés dans leur pays ay grand banditisme lañ doon dund est-ce que yaa ngi su baax ni si sûreté urbaine la ñuy wax ñu ne la DPC direction comme waa DPC direction protection civile aussi tamit entre autres étranger buy war a dugg Sénégal dañuy war a fiché
jël sa empreinte jël sa photo xool fi nga jóge ñu lancer leen. faire des recherches. def recherche ne leen kii ndax. il est délit recevable defu fa woon il est recevable. si biir réew mi mu ñëw. wala non. gars yi dinañu mën a édifier daal. mais tel n'est pas le cas. donc bi ñuy bind nag pour sécurisation gars yi nag paraxee bind ASP bi def ASP bi ñooñu nag damay rafetlu seen volonté daal. entre autres seen volonté daal. mais recrutement bi moo ma neexul parce que ils sont tous issus du BATC. BATC bi mooy du civil des civils daal. alors que tey armée nationale chaque 3 mois wala 4 mois au moins dina libérer 500 éléments auxiliaires militaires. boo demee à la gendarmerie dañuy libérer autant boo demee à la police dañuy libérer autant waaw est-ce que ku dëkkul si localité gox ndax mën nga fa def proximité. mënul nekk. parce que amoo fa repère. xam nga lu ma la wax nii man am na foo may yóbbu damay laaj fan mooy yoon bii sorti parce que xaw ma fa aw ma fa repère. tantôt léegi nag à la place de ASP bi am pécule mooy neexal ay 40 000 50 000 yaa ngi dégg bu baax lu ma la wax nii. recrutement bi nu leen neex lañ ko recruter ku leen neex rek neex nga ma kaay ASP. te de fekk na auxiliaires militaires yi auxiliaires de police yi auxiliaires gendarmes yi ñu ngi fi xam droit civil xam droit civique. ils sont assermentés ñoom xam nañu lu leen war ndax dañuy jaar bango daal entre autres. ŋàññu ma kenn nag tamit mais si biir science tey bu ñu jëlee sous tutelle de la municipalité muy mairie ñu jël 30 auxiliaires militaires yoo xam ne libéré nañ leen au niveau des hameaux 4 5 6 par exemple comme fi ñu toog ñu delloo waat leen sécurité bi ñoom xam nañu kan moo fi yeewoo xam nañu kan moo fi dëkk xam nañu kan moo romb kan moo xam nañu kan moo am une bonne intention ak kan moo am une intention négative. bu boobaa boo gisee étranger mu yeewoo fii am na numéro vert boo xamante ne boo ci wootee gars yi dinañ ko ñëw saisir jël empreinte am jël photo am def recherche yi adéquat yi ñu war a def pour oo xam ne ndax sax population bi mi ngi nekk ci sécurité. agence nationale de sécurisation territoriale boobu Macky Sall bëggoon mi ngi nii c'est lii la jël leen auxiliaires yi jox leen ñu am salaire nekk sous tutelle de la municipalité am prise en charge médicale am salaire bu normal. waaw passé ñoom yokkaloon nañ fi ay kii de wala du ci ñoom. dàq nañ ci tamit yokk nañu dàq nañu. est-ce que yaa ngi dégg bu baax li ma la nii. bon soi-disant rebelles yi li ñuy wax au sein de mais dama bëggoon ñu réformer ko tamit ñu delloowaat affaire yi ci mairie bi. ñu delloowaat affaire yi ci gox bi. ku nekk jeune bu nekk sécuriser yow sa localité. bu boobaa njombe du am ndax bu boobaa da ngay dem au rapport chaque jour. genre renseignement généraux ngay taxawee. chaque jour lu négatif lu bon sa biir koñ rek di nga mën a dem naan ka monsieur le commissaire waa ji de jubul wala waa ji de war nañu càmbar ay mbiram xool ku mu doon ak ku mu warul doon. damay may mbokk autorités yi nga xamante ne ñoo war a sécuriser état bi jël leen auxiliaires militaires yi jël auxiliaires de police yi auxiliaires gendarmes yi réintégrer leen sous tutelle de la municipalité nga leen di jox salaire bu baax a baax ñuy sécuriser waat seen localité daal. c'est ça man loolu dama leen ko ñaan lii dama ko may Antoine Diome la le ministre de l'intérieur. waaw may ko le Semga général bi dellu mayaat ko Macky Sall moom si boppam. ngir moom mu mën a dimbaliwaat population bi lii moo ko mën a fay si 24 heures li ma naan maamee sur le Coran mën nañu résoudre lii si 24 heures c'est dû à ça jël leen si localité yi ñi fa ne ngeen delloowaat leen seen cër daal. waaw Boniface. oui mami. ñu bëggoon xam sa xalaat ci insécurité bi nga xam ne moom lëmbee na dëkk bi moom. c'est surtout ci côté bii nag côté banlieue bi surtout doy na fi waar ñi ngi ko doon wax parfois dañuy gis ay disparition day am ñu gis ne tamit nit ñi agressé tuñ rek yem si dañuy faat bakkenu nit ñi insécurité bi daal doy na waar ñu bëggoon a xam lan moo si seen xalaat. bon insécurité bi moom surtout ci banlieue bi dafa doy waar ci weeru koor gi rek fin koor gi ndeysaan booy bi ñu rey ci géej gi fii jusqu'à présent gars yi gisaguñ leen jusqu'à présent bon saa waay li mu wax ni c'est une bonne solution la mais man li ma gën a métti ci insécurité bi mooy état la quoi
état laa parce que solution bi mu wax nii wax naa keroog sama benn vidéo parce que mairie yi ñoom dañoo yaakaar ne taal lampe rek lañ leen fi doyee ah wala dem ay lamb parrainage wala ay kii c'est pas ça doyew ñu leen loolu sécurité moo ëpp lépp ci dëkk réew mu amul sécurité ci kii la jëm quoi ci lu kenn xamul la jëm vers la route de l'inconnu la jëm donc sécurité bi li mu wax nii mairie yi dañ ci war a dugal seen loxo c'est l'essentiel ñoom ñoo ci war a dugal seen loxo liggéey ak police bon li koy andi tamit bëri na surtout banlieue bi xam nga cause yi dafa bari. ils sont beaucoup plus tagués ah. ñoom la ñu gën a kii à chaque fois fu problème am fu agression am rek. après ñu ne ñoom ñëpp ci banlieue bi la ñuy jugee. xam nga tag boobu tamit ngeen ko gisee mais la grande c'est vrai banlieue boo fi duggee da ngay tiit ñun amoon nii am na boo yoo xamuñu lu xew mais banlieue bi boo fi duggee fii di nga gis kër yoo xam ne nii am na benn genre kii bu ma doon def ma duggee ci yenn gàlle yi non damaa tiit parce que ñun def nañu séminaire bi de 2016 en 2020. def nañ ko ak benn ONG américaine boo xam ñun fii lañ doon defee affaire bi ci foyer bi ci wàllum sécurité ci wàllum sécurité rek lañ ko def bon si lañu def agression motorisée yeeg ci la génn agression yoo xam charrette yee koy def dafa bari quoi ak agression maritime bi ñuy def xam nga lii sax agression la insécurité la parce que géej gaa ngi yegg si loolu ci liggéey boobu ñu liggéeyoon ci la bokk loolu yëpp baar yu bari yi nga xam ne normalement boo fa ñëwee da nga war a ñëw normalement à emporter la da nga war a ñëw jënd sa kii dem xam nga li ma wax gars yi dañ fay bàyyi baar yi ñuy def leen neex nit ko ànd ak sagom dina rey nit c'est automatique nga demaat ci kii yi nu mu tuddati ci wàllum kii bi travailleuse comme que léegi tubaab bi dañoo changé mot bi travailleuse de sexe yi loolu tam bokk na ci insécurité bi ci dëkk bi parce que par exemple ñun fii dañu cerné woon tout Guédiawaye ci département bi yëpp def ci ay séminaires yu dul jeex ñu xam insécurité bi lan moo ko andi ci la ñu gis faay yooyu te pourtant loolu c'est une très bonne solution parce que gis ngeen ne ñoom jëloon nañ seen initiative bopp def seen ONG di def seen i sécurité xam nga di sécuriser côté secteur amont bi Guédiawaye bi et tout c'est vrai que kon gox bu nekk bu ko defoon xëy na affaire yi dina mën a diminuer dina wàññeeku dina wàññeeku bu ñu ko defoon noonu dina wàññeeku mais xam nga sénégalais li ma lay wax rek amul suivi parce que bi suñu dernière réunion bi ñu ko defee presque après ONG yi dañ doon ñibbi ONG bi ñuy ñibbi américain bi ñuy ñibbi après ñun ñoo ko waroon yeggali mais amul suivi tax maire yi nga xam ne maire yi ay sont des politiciens luy politique rek la ñuy àndal ànduñu ak affaire sécurité ñoom bi américain yi ñibbee ñoom ñoo waroon yeggali affaire bi normalement mais yeggaliwuñu ko dañ lay créer loo ay groupe de kii après ngeen créer du mujj fenn ca la fa la affaire bi yem léegi pour des solutions il faut des solutions te solutions yooyu li saa waay wax man dama ciy appuyer quoi les anciens militaires wax naa ko fii woo naa préfet temps yi bi ñu reyee booy bi fii envoyé naa préfet message ma ne ko gars yi il faut ngeen jël gars yi ñu dugg ci affaire bi xam nga li ma la wax parce que saa yi li muy wax dëgg la quoi civil ak militaire ba la mun du benn xam nga àllu Casamance bale ku fa doon dugg di fa fanaan 24 heures sur 24 dala yéemu la moo doo ñëw fii affaire di la jaaxal mais Sénégal je vous dis une chose à partir de minuit laa la wax nii 1 heure doo gisati policier ci tali bi man maa la ko wax doo gis policier ci tali bi génnal nga xool ndax di nga gis mais Gambie boo fa demee da ngay jommi Gambie bu ndaw bii boo fa demee sécurité 100% la 24 heures sur 24 ay checkpoint day am ay checkpoint day am comme nga ñëw ñu ne la rond point Gadaye am na benn checkpoint rond point marché jeudi checkpoint comprendre nga noonu la affaire di doxee mais Sénégal mais banlieue fii checkpoint amul te dafa am loo xam ne agresseur bu ko gisee wala bandi gis ko dissuasion la day tax mu ne gars yi da ñu ngi fële mais yow tu te permets de tout faire bu minuit jotee ba fajar la neex def loolu sax sori na heure bi ñuy wax ak yow nii ñu ngi ci ay 13h 14h boo duggee géej ñu agressé la. oui mais même pas 13h même da ngay gis la dernière fois il paraîtrait que benn dame génn banque nii bëccëg ndar kàmm. voilà nit ki dugg sa biir oto téelam ni. teel a génne la bon mel ni ku nekk ay Libéria on est plus au Sénégal. on est plus dañuy wax quoi parce que yii xew fi woon quoi. on est plus au Sénégal. dëgg la doy na waat ñu jox suñu waa ji waaw man damay waxaat rek li may waxaat rek mooy frustration bi rek mer rek ci dëkk bi waaw boo xamee dëkk bi ni mu demee ni ngay gis nii mënoo dara lu mer parce que ñun yàllaa ñu tànnal Sénégal quoi duñu mënoon nañu tànnee beneen dëkk ñu nekk fa mais yàlla moo ñu tànnal Sénégal ko dañu war bëgg Sénégal mais je m'en foutisme mu baaxul mooy indi ay insécurité yooyu ngeen gis yëpp di ngeen gis man du ma blâmer booy di agressé de du ma leen blâmer sérieusement parle du ma leen blâmer parce que xaw ma ban lan lañ ku si nekk yaa xam la moo tax nga poussé nga def ba da ngay agressé wala ba da ngay def naka su dul noonu mais réew daa am loo xamante ne bu xasee ba ñàkk kilifa mooy ndi armée mexicaine lay doon
ku waaye waaw armée mexicaine lay doon ku mën a fajal sa bopp da ngay fajal sa bopp gi nga li xew temps yi yow ñi la war a protéger ñoo lay extorse di nangu sa xaalis yow da ngay dem ba léegi population xool Sénégal amatuñu confiance seen police amatuñu confiance seen gendarmerie mais waaw yooyu bu demee ba am noonu si dëkk yow président bu ñu jeexee nga ne yenn dossier maa si teg sama kudd xale yi di dégg loolu pour ñoom xale yi duñu dégg loolu wala un ministre de la république dóor ay milliards kenn topp kenn waxul dara mais booy mu ndaw mi ngi gis loolu daan c'est comme punkal mi ngi mën a dóor moom mi yor te man mi yor ma dërëm du mën a dóor kon bàyyi ma dem dóor yi man noonu laa ko mën a gisee quoi nga sécurité dafa baax si dëkk te Sénégal fu mu toll nii man benn laa ma ci sama àddina benn yoon te fii la ma dalee si tali bi ay 1h du matin daaw damay dox si trottoir bi nii jékki-jékki benn oto vite teinté 4x4 ñëw ba samay tànk gars yi wàcc vitre bi ay ngan di nit ñoo nekk si biir oto bi bëggoon sàcc non xam mu demee man jour boobu laa tiit jour boobu dama am lu bëri lu wàññeeku si man gars yi dañoo jógee beneen seen voie lañ jógee ñëw ba sama voie garé wàcc vitre xool ma ba seppal ma yéegaat seen vitre dem seen yoon mais jour boobu lu bëri dafa jóge sama ma caa ne réew mi nag. mais peut-être aussi que ay agent de sécurité lañu woon non bu doon agent de sécurité dañu la nuyu wax la foo jëm ak looy dox heure bii affaire yooyu noonu ah présenté wu mais ay te ñooñu ma lay wax noonu yaay booy ñun dañoo yàgg Sénégal man Colobane laa juddoo voilà dëkk waaw sama yaay moo am fii kër mais insécurité bi am Sénégal gars yi gisaguñu dara seen njiitu réew mi suñu njiitu réew mi nga kilifa kër da am kilifa maanaam boo waxee xale yi dañuy jël référence si yow xale yi dañ lay xool par rapport say discours ni ngay doxalee bu kenn fauteuil nga dóor kilifa noonu lay def mais kilifa boo taxawee carrément ne ku ma am nday ku ma amul nday après dëkk bi pagaay lay doon gisoo dëkk bi instant yi nii gars yi bu ñu jàppi sàcc dañ koy rey duñ ko yóbbu police dañ koy dóor ba mu dee ndax yaakaar nañ bu ñu ko yóbboo police bu ñu dee boo ngoon mu ñibbiwaat wala bu ñu ko yóbboo police mu tëdd benn 1 an 2 ans gars yi bàyyi ko mu ñibbi waaw yooyu dooroon taximaan bal bi il paraît que gracier nañ ko mais loolu ci ban fànn am na yenn mort yoo xamante ne am na yenn crime yoo xamante ne dañ ci war a sévère man damay jël benn exemple si Yaya Jammeh dama nekkoon président bu ma bëgg dama ko bëgg ndax moom dafa bëgg réewam am lu mu gëm Gambie léegi la yàqu léegi ngay dégg agression Gambie de mais au temps de Yaya Jammeh doo dégg bandi Gambie doo fa dégg ay rey doo fa dégg yenn xeet yi parce que moom dafa am fulla te lay wax carrément boo rey dama lay rey di tax mu ñu dellu si charia bi ñu yàlla digal tànn nañ bu ne demul mais nañ dellu charia ku rey ñu rey la wax na loolu bu ñu ko defee léegi affaire yi jaar yoon wax na dëgg waaye pour continuer suñu débat ci te dugg ci beneen thème bi ndaxte waxtu bi mi ngi ñuy bëgg a dab ñu gis ne ñu ngi dem ci élection législative yi dëkk dafay am kilifa suñu kilifa yi ñu gis ak ñi nga xam ne ñooñu war a jiite ñi ngi ci seen i campagne ñi ngi ci seen i pré campagne affaire yi doy na waar saagante bi bëri na wax ju ñaaw ji bëri na te li nga xam ne yàgg nañ fekkee ay élection ñun ñii fii mais c'est la première fois ñu gis ne tey bu kii saaga kële delloolee kële wax ju ñaaw te ay père de famille lañ te ñoom ñëpp dañoo fas yéene jiite ñu ëllëg léegi nag ci loolu ñu bëggoon cee xam yéen élection législative yi dañ koy continuer ñu dem ci soxna si nga xam ne dafa ñëw dab see ñu madame. man maa ngi tudd Athia Karaskan sa micro bi. man maa ngi tudd Athia Karaskan madame Thiam maa ngi dëkk amoo 4 voilà maa ngi nuyu sama frère yi ñu ma fi fekk ak samay sœur fii moom amoo moom xam nga ñun on est des Amontins mu ngi noonu di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant pour wax ci sujet avant may wax ci sujet dama bëggoon nga may ma revenir tuuti ci insécurité bi vite fait voilà d'accord duñ ci vite doyal fait mais j'invite d'abord jeunes yi laay njëkk a waxal parce que nit ki da ngay gëm sa bopp dëgg la lu mu metti yow waroo def loo xam ne dañ koy tere te jeune tey yi nit ki je pense que Sénégal bari na liggéey mais dañ koy xeeb te boo demee Europe liggéey buñ la boo bañ fii boo demee Europe nga def ko te nit da ngay gëm sa bopp je pense pas que ne yow da ngay toog rek nga ne état bi dama jox liggéey non am na liggéey yoo xam ne jeune bi mën na ko chercher man bac plus 4 la am damay jaay je fais tout damay jàngale maîtresse la te pourtant yi dépassé naa sama niveau maa ngi dem di jàngale petite section en même temps damay jaay ginaar damay jaay du tout je reste pas tranquille du ma toog te pourtant j'ai un mari mënoon naa tëdd ne sama jëkkër nii nit ki da ngay compter sa bopp balaa ngay compter ci keneen ndax état bi du ñëw fekk kenn mu toog mu téye sa loxo dem je peux pas comprendre un jeune qui se lève à 13h nga toog defoo dara nga ne man état bi jàppale wu ma balaa nit di la jàppale da ngay jàppale sa bopp en plus de ça boo gisee insécurité bi bëri nii c'est dû au manque d'emploi
état bi jëluñu kenn. liggéey moom da ngay amul nekk moom. ci banque yi ñun ñi nekk nañ ci banque yi des années kenn du la embauché. da ngay mujj dem foo xam ne même bu ñu lay fay petit 50 000 da nga fay resté parce que petit 50 000 au moins di nga liggéey. voilà dañoo war di jël insécurité bi lu ko gën a indi mooy par exemple am na entreprise yu mag yoo xam ne dañuy jël nit ki jàngal ko comme par exemple dans les comme par exemple ci téléphone yeeg yooyu dama bëgg a tudd tur. waaw. da ngay gis léegi ñuy arnaquer nit ñi di la woo. parce que ñooñu dañ fa nekkoon. gis nga ñi fa nekkoon fayoo leen dàq leen ñooñu ñooy dem xam système bi loolu nag mooy indi parce que du ñu jël du ñu embauché dañuy toog nga téye la dañ lay exploité. 40 ans de stage waaw. merci léegi nag bu ñu lay exploité noonu yow nag da nga ciy am xam-xam xam-xam boobu nag mun na dem ëllëg boo génnee day révolté wu te nooy defee lu dul triande leen. ku woote rek ñu triande du mujj fenn parce que ñooñu boo xoolee ba xool système bi ñuy dawalee ak ni ñuy waxee nga xam ne ñoom seen biir lañ bokkoon. mais looloo indi problème Sénégal. on exploite les gens. lu ñu la war a fay à la place bu ñu waree jël 2 personnes bu ñu waree jël 5 personnes benn personne lañ fay teg loolu insécurité la. avant il y a même pas 2 semaines ñu ngi wane benn hôpital boo xam ne bëgguma tudd tur bébé yi yooyu en général hôpital presque 30 bébé nga teg fa ñaar ñu leen surveiller agent de santé. loolu insécurité boobu day dem di këpp ci gars yi te boo kaasee ñu ajourné la wala ñu dàq la looloo xew nag Sénégal soo kaasee sama genre yi fu ñu kaas ñu ne la demal toog dàq la fekk na yow dëgg ngay wax wala boo ñëwee ne leen lii amu fi ñu mere la nga pare ramasser les pots cassés. voilà jeunes yi daal lay invité ñu gëm seen bopp jéem a wut lu ñu defal seen bopp ndax liggéey bëri na fi ginaar yaa ngi fi xar yaa ngi fi tout lépp a ngi fi man ku ma bàyyi sama dem defi xar mën naa am lu ma am légalement rek dara jarul ngay yàq sa bopp te da ngay xalaat sa yaay ndax yaay ñuy jur yëpp ay nit yu baax lañ xaaraat sa papa bi te boo nekkee fenn ñëpp ay sonn voilà dëgg la léegi xam nga joxal ñu Zoro. mu wax ñu ci côté législative yi ñu dem comme niñ ko doon waxee rek gis nañ ne ŋàññoo bi bëri na comme noonu laa ko mën a waxee ŋàññoo bi bëri na mooyu déplacé yi ñuy échangé doy na waat ci ñoo xam ne tey jii ñoom dañoo taxaw ne ñooñu war a jiite ëllëg léegi yéen loolu lu ngeen ci xalaat. bon loolu dinaa si dugg léegi mais dama bëgg a revenir tuuti rek si insécurité. parce que insécurité nag dafa soxal banlieue nag. tey boo xoolee rek man bi may ñëw léegi rek maa ngi daje benn ful boo xam ne ñu ngi fay wax ku sàcc lañ fa jàpp. donc Lamine wax na ci nee nañ insécurité li koy gën a waral mooy tey suñu frontières yi. yow dama Rosso bii rek sooy traversé bac bi ñaari gendarme ngay fekk si frontière Sénégal. mais yow sooy dem Rosso soo leen séenee rek da ngay gis lu mu dee di nga gis ay 17 hommes de tenue yoo xam ne ñoo ñëw taxaw di xool donc Sénégal dugg bi moo fi yomb te ñun ñoo am problème mu dugg feneen li may wax nii ku yàgg a génn di nga ko xam mais Sénégal moom dugg fi yomb na trop loolu tamit day causer insécurité. c'est vrai beneen bi tey boo xoolee tey dëkk bi nu mu mel nii jeunes yi ku si mel ni tey amoo créé na ay gardiennage amoo 5 amoo 6 yeneen gox yi mais doo dégg mu ko commune bi def si yenn jéego te ñoom dañ leen di xaar ci loolu ndax réew moo toll foofu ñun avant ñoo jug fii ñaata kër lañ fi tëb laajal ñii nii ñaata kër lañ fi tëb te tëb boobu noonu mën nañ fa def jéyee mën nañ fa rey nit ndax kër gee rek biñ fay tëb paa bi moom nee na li ko gën a metti mooy doomam rek a fa newoon te ki fa tëb boo ko gisee biñ ko caméra surveillance bi ñu ko jëlee nit la bu am kattan boo xam ni kooku bu ko gisoon mën na ko def lu ne donc sécurité ñun Sénégal dañ si war a jug taxaw ci bu baax a baax a baax mais comme ni ko Boniface di waxee minuit boo génnee doo gis benn takk der man dem naa Gambie bi gars yi di wax nii hôtel bi ñu daloon dañ doon fubal hôtel bi ñu daloon benn portable lañ fa sàcc benn xale bu jigéen mais man li ma gën a impressionné mooy lu mu dee si saa si 17 policiers ñëw na def fuyee kii bi yëpp bu doon Sénégal la du la faale sax dañuy jël sa manchon tegee la nële loolu moo waral tey dëkk bi di gën a jaxasoo gars yi ragalatuñ def dara leneen li mooy législatif yi man li mu si wax bëriwul mooy instant actuellement fi ñu toll ci réew mi nit ñi bu ñu yeewawul door ñu yeewu quoi nee naa la kii tey mi ngi jar 15000 repasse 15000 lay jar donc ñun suñu yeewul ak insécurité bi nekk si dëkk bi lépp yokku bu ñu yeewul rek dootuñu xam maam ñun fa la ñuy teg suñu tànk te il est temps que jeunesse bi yeewu ñu bañ du ñu utiliser comme ay marionnette ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ndax réew mi ñun ñoo ko war a defar du benn nit parce que tey bu ñu xoolee dans le cas de suñu président tey Macky Sall tey moom dafa war a donner un bon exemple
mais imagine toi tey kooku noonu nekk si internet bi. un influenceur vraiment di saaga ci réew mi voilà xam nga nga koy recevoir quoi. waaw donc yooyu dafa ñaaw. te am na journaliste yu bëri yoo xam ne dañ koo ñaxtu ndaxte ñoom recevoir leen musu leen a kii. dañ naan lii mooy la bon lii mooy moo baax te alors que loolu baaxul. te am na ñu fi def yu baax si réew mi te kenn du leen recevoir mais xoolal loolu noonu loolu yow moom moo gën a njëkk a nekk insécurité. donnewul un bon exemple parce que koo xam suñu constitution lay saaga kooku waroon nga def leneen loolu di ko recevoir ba pare ñu koy médiatiser xale yëpp di ko gis comprendre nga donc yooyu dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax a baax beneen bi si tool xaw ma ndax bokk na si thème ou pas mooy location bi parce que tey mënoo di liggéey di fay ko 200 000 ñu lay loué benn kër boo xam ni 110 000 nga war a fay ndox wala fay courant après looy dundee bëri na fi sàcc yoo xam ne tey soo demee da ngay fekk ñu ngi liggéey si dara tooguñu mais dañuy am ay problème yoo xam ni duñu xam fu ñu koy waxee donc yooyu yëpp dañ si war a taxaw parce que léegi koo gis mi ngi tabax kër loo liggéey ñu lekk ko après looy dund lekk sa njaboot bi dañuy génn sax di sàcce parce que naan sama papa mi ngi liggéey fayal nañu location dund bi doyul lekk bi doyul donc loolu lépp day créer insécurité donc loolu la amoon lu ma ciy dolli di ne gars yi nañ bàyyi xel bu baax si yi ñu war a wax ñu koy wax te bàyyi caaxaan yi waaw ñu législative yi lan ngeen ci xalaat. bon législative yi. pour wax ne man bëgguma di utiliser le mot saagante. mais te pourtant c'est ça. wax ju déplacé ju ñuy wax tey opposition bu kenn taxawee wax lii. pouvoir après pouvoir tamit fekk na avant ou bien après am na ku wax tamit leneen lu raw. loolu mu nekk lu doy waar. waaw bon li ma ciy wax mooy buñ ko jiiñ opposition quoi. buñ ko jiiñ opposition waaw damay expliquer rek quoi parce que ñoom ñoo ko tàmbali li fi xew nii Sénégal ñoom ñoo ko tàmbali ah Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko tàmbali parce que yow munoo Sénégal bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi ñoo ngi doog a gis li fi am depuis les indépendances suñu papa yi mosuñoo gis yi ñun fekkee nañ fi élection ah temps booy 88 93 fekkee ne mais ay monsieur forage madame Moulin nga doon dégg golo wàccal gaynde yéeg yooyu nga doon dégg ay taasu gars yi dañu ko doon fooyee monsieur forage madame Moulin golo wàccal gaynde yéeg yooyu lañ doon wax ay carton rouge Ablaye Bathily naan carton rouge jàllar bi ah Aïda Mbodj mii doon wax Ablaye Wade Fantomas yooyu yëpp amoon na fi mais léegi gars yi ñoo fi andi violence verbale ñoom ñoo ko fi andi xool kenn ku soqee koo Casamance damay tudd turama Sonko ñu xool ko di ko jiñ rebelle mais loolu fan lañ ko teg ah ak Casamance ni mu sensible ñu xam Casamance ñun xam nañ ni mu sensible nga jël doomu jàmbur bu ko jiñ lu mu laal yow laal na laalaake quoi mais ñoom tam moomuñu Sénégal ah il faut que ça soit clair moomuñu Sénégal ñoom moomuñu quoi comprendre nga ma la wax moomuñu Sénégal donc lañ te war a teg lépp ci yoon réew mi nekk ci yoon parce que ñoom ñoo fi voté maa ngi déglu kii nu mu tuddati sax ki nekk Thiès Yankhoba Diattara du n'importe quoi Lat Diop barki dem bi ma ko dégloo muy wax ci affaire ci wax Sonko dama rus quoi parce que moom loolu du rôlam ñun Lat Diop dañ ko jàppale fii ba taay ah Lat Diop bu dëggaloon boppam tey mooy nekk maire ville Guédiawaye mais xam nga lu ko yóbbee lii bootu ci ginnaaw nit gëmul boppam dem bootu ci ginnaaw Aliou Sall mais moom Ahmed Aïdara dafay def li mu deful lan moo tax nit ñi jox ko Ahmed Aïdara moo gëmul boppam léegi nag bul gëm sa bopp ba pare perte li ngay perte ëlbatiku di ko jiñ Sonko defu la dara lijjantil sa bopp yaag sa parti loolu laa lay xelal Lat Diop man Boniface maa la ko wax waaw moom il faut ma kii ko foofu quoi léegi ci li ñu jublu moom laa lay wax nañu bàyyi violence verbale yi baaxul violence verbale day taal réew mi de te Macky Sall moom yàlla da koo may ci kum violence verbale da lay recevoir Koura Macky xaw ma Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi kii nu mu tooti ku nekk Kaliphone xaw ma mais Kaliphone li mu saaga Macky Sall damaa tiit bi ma juddoo man du ma APR du ma Benno Bokk Yaakaar mais damaa tiit je n'ai jamais vu ça moom billaahi laa la wax ni bu duggee Sénégal bu la Macky Sall baalee gendarmerie duñ la baal force de l'ordre yi duñ la baal bés boo wàccee aéroport nañ la jàpp parce que waxul Macky Sall dong de wax na GIGN wax na BIP wax na avocat yi ñëpp la wax Sénégal nag ñàkkuñu fayda ba benn insulteur toog fële xam nuñ koy waxatee sax saaga ba mu neex la nga ñëw fii ne da ngay duggaat Sénégal noonu yaa moom réew mi bu la Macky Sall baalee kenn du la baal bés boo wàccee aéroport gendarmerie dina la jàpp à bon entendeur salut. doy na waar wax waaw. yow ci législative yi saagante bi. mais lii dafa saagante dafa war a am
dafa war a am yow da nga bëgg saagante di am quoi am. xamul tax bu war a am waaye ñun suñu réew moomu yow tamit déedéet da nga posé question. waaw maa xamul lu ma la wax nii da ngay bàyyi ma répondre la par rapport ak li ma wax. li may wax jël du ma si regretter. du ma si dellu ginnaaw. 16 millions d'habitants dans un tout petit pays tel le Sénégal 5 millions d'électeurs moo am. dégg nga bu baax li ma lay wax. plus de 400 partis kooku anarchicratie la. dootul démocratie. léegi si on est nourri par l'anarchicratie lan la ñu war a am. blasphème saaga ndey dóor fee xàcc fee est-ce que yaa ngi dégg baax soo jëlee 5 millions d'électeurs divisé par nga diviser ko par exemple calcul mathématiquement parlant par 400 partis politiques du ñu am sax 40 000 voix est-ce que 40 000 voix fol na kenn ici au Sénégal looloo taxoon nag ñu bindoon 2009 parrainage le but du parrainage était de dissoudre tous les partis politiques y compris le parti au pouvoir pour ñu dem congrès ku mënul am 21 millions de signatures mais looy briguer yow suñu état dañuy waxtaan dëggantaan man foofu laay waxee anarchicratie fu mu am démocratie amatu fa xam nga lan moo fay am soqi bal doo tel est-ce que yaa ngi gis baax léegi nag ku nekk ak ni ngay saaga ak leneen est-ce que yaa ngi dégg bu baax lu ma la wax nii léegi nag man fi may waxee dafa am 3 types de politique laa wax y a le politicien un éternel errant en quête de pouvoir doole nguur c'est le politicien day aboyer rek amul fu mu jëm amul philosophie amul doctrine amul état d'âme amul dara il n'a rien y a le politicien comme li ñuy wax les guirlandes tàccu yi solel t-shirt yéegal oto bi guirlande bi mais on est à la quête d'un politicien l'homme qui saura œuvrer pour Dieu à travers les hommes ñun foofu la ñu soxla ndax xamul tax loolu teraanga teraanga mënul weesu suñu borom jox la réew ay xutba samaan nekk fi ay wàllu yu nekk fi say moroomu baay nekk fi say moroomu maam nekk fi mais suñu borom jiital la teraanga mënul weesu loolu mooy yàlla dala ubbil sa buntu àjjana ku la conseillé leneen nag yóbbu ko si kaso bi nga tëj ko pour sécurité bi nag li may wax fii de njaareem limaamu laay wax de njaareem limaamu laay mairie bi moo installé insécurité si biir gox bi loolu man dama la koy wax te dama leen koy wan léegi est-ce que yaa ngi dégg bu baax na léegi nag quant à ce qu'il s'agit de la population dañ xool dès la référence si maire yi ñu fal y a moins de 2 mois lan la ñu andil population bi gisatoo leen est-ce que yaa ngi gis baax dañu war a sécuriser suñu population ñun ay contribuables lañu dañuy fay impôt est-ce que yaa ngi gis baax man je parle au nom de la FSAS la Force sénégalaise d'aide au Sénégal une plateforme citoyenne boo xam ne day regrouper tous les partis politiques les mouvements et associations afin de faire valoir la devise nationale qui est un peuple un but une foi su ñu ñuy diviser 400 partis bu ñuy diviser booy amatuñu foi amatuñu but on n'est plus un peuple est-ce qu'il y a on nous divise pour régner si ñun ba pare li may wax tout le temps les Sénégalais sont complices du système musul ma gis mouvement wala association boo xamante ne dox nañu def requête bind un projet de loi ne dañ koy jébbal président assemblée bi mu dem commission technique dem commission des lois est-ce que yaa ngi gis bu baax lu ma wax ni ñu jàllale ko plénière au moins sax mu mën a doon lu favorable pour population bi léegi nag li may delluwaat samp leen cellule municipale de sécurisation yi cellule départementale de sécurisation yi cellule régionale yi ñu am une agence nationale de sécurisation territoriale léegi nag bu ñu paree lii dama leen di woon ci filao yi lan la fi maire bi def incha allah dinañu wan ci filao bi li fi maire bi def waxtu bi jël image boobu noonu da ngeen di jël image rek kooku dama leen di jël image après ngeen penché wu si parce que yéen on a à remettre cette dite chose lii dañuy dellu si chaque week-end dañ ko war a remettre dëgg parce que yaa ngi gis wax every week dañu war a ñëwaat toog sur carte sur table nii sur la place du village ñu toog ñu waxtaan de tout et de rien pour au moins améliorer situation population sénégalaise dinañ ko def incha allah te ñu ngi leen di jox promesse boo xam ne du loo xam ne dinañ ko yemale fii rek dinañ dem ci beneen gox bu ko jaree tamit ñu génn même sax biir ci région yi ndaxte du Dakar dongu la li ñu am lu ñuy wax feneen foo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal képp ku yeewoo Sénégal doon sénégalais je pense que tu as ton avis à donner
am nga loo war a wax am nga say xalaat am nga say gis-gis pour loo xam ne day jëmale réew mi kanam suñu waxtaan neexoon na torop maa ngi leen di remercier yéen ñi nga xam ne yéen a ñu dalaloon fii si Guédiawaye ñun tamit doyaluñ dara maa ngi remercier sama équipe technique bi nga xam ne ñoo ma gunge kii di Aïssatou kii di Samba avec notre directeur de production qui est là aussi di leen jaajëfal di leen wax ngeen suivre ñu sur Actu 221 TV le programme continue H24 merci à vous. À 221, une autre vision de la télé.